asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amal nañu mbégte rek ci kattanu borom bi teewaat fi ñëwaat ngeen di teeloo seen émission lu ci xam ñëwaat na nag comme ni ñu koy defee rek samedi junne bu waxtu wi jotee ñu fas yéene rek àdduna wërngal këpp ci lañ leen di indil ci waxtaan. tey nag comme ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi tey suñu gan directeur général bu ONAS la muy Lassana Gagny Sakho yàgg ngeen ko dégg sax si ay waxtaan fii nag ci li jëm ci li ñuy liggéeyee ak jëmale ko rek ci askan wi comme ni ñu ko defee rek di gërëm baax pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ni moo leen baaxee émission bi ñoom tamit seen liggéey jàpp ci yambal fépp fu garab si am ci Sénégal yëpp foo leen dem rek di ngeen fa fekk seen garab yi rawatina nag lii di produits essentiels yi ngeen mën cee jëfandikoo te du leen sonal lool si seen wàllu poos daanaka ñoom tamit ci la ñuy liggéey bokk na ci yembalal garab fépp ci àdduna kon nag rawatina sax ci lii ñu naal mu di yoo xam ne yu am solo la incha allah rabbi xam naa dañ si ñëw ci yeneen i jëmi jamono si kaw loolu ñu dalal suñu gan comme ni ñu leen ko waxee rek tey lii sabab bi xam ngeen ko Sénégal daanaka jamono ji fépp la ñuy wax ni daanaka daa tooy wal mi sonal ñenn ñu bari ñii nag bokk ci benn kuréel boo xam ne bokk na ci ñenn ci liggéey te nag dinañ ñëw incha allah filim fàccee ñoom la moo seen taxawaay la ci am ak tamit li nga xam ni moo di mébét askan bi su nekkee ñoom tamit woote nañu ci 88 628 98 98 la mu war a doon seen taxawaay na la ñu séntu tamit liggéey nguur gi jëmale la ci jëm tey nag yooyu yëpp dinañ ko indi li nga xam ne nag moo di tey suñu gan indi ci leeral ñu ngi lay nuyu Lassana Gagny Sakho. maa ngi lay fay Moussa di la gërëm di la sant ci invitation bi. Lassana Gagny Sakho tey gis nga Sénégal daanaka lépp tooy jamono ji foo dem daanaka wala bërëb yu bëri. ci taw yi loru nañu na ngeen jàngatee déjà li nga xam ne moo di taw yi te daanaka fu mu ne nii ñu bëri commencé nañ sonn. waaw Moussa balaa ñuy dugg ci waxtaan bi damay commencé jaale damay commencé massaw damay commencé nit ñi ñun taxaw nañu pour jàppale leen lu tax man ne waxtaan bi nii la war a demee tey parce que lu ñuy gis lu ci bëri mooy plateau télé ak lu mel noonu. waaw tey dañu bëgg waxtaan bi ubbeeku askan bi wax seen mbëbët askan bi wax seen jafe-jafe. ñun tamit ñu wax fan la ñu jógee fan la ñu toll ak fan la ñu jëm. na waxtaan bi ubbeeku. ku nekk la nga am la nga laaj na nga laaj li nga xam ne tontu yi mën nañu am dinañ ko indi. mais lu wóor mooy taxaw nañu pour jafe-jafe yi mën fi jóge lépp nag mënul sotti ci benn bés loo gis dafay am ndox. waaw dëgg la defe naa wax nga ko sànq ndox bari na wante du Sénégal rek ndox bari defe naa gis nañu Chine gis nañu Niger gis nañu Côte d'Ivoire gis nañu fépp ndox bari na taxawaayu nguur gi mooy taxawaay bi nga xamee ni moom la ñu war a taxawee. mooy jàppale askan wi mooy surtout def liggéey boo xamee ni bu am solo la pour ndox ji mën a dem. defe naa bu liggéey bi nga xamee ne commencé woon nañ ko def ko dafay ouvrage structurant dina gën a metti ci askan wi dina gën a metti ci ñëpp donc am na loo xamee ni def nañ ko en terme d'investissement. moo tax defe naa dëgg la am na fu jafe am na yu jafe mais boo xoolee fi jafe-jafe am yëpp mooy fi nga xamee ni ouvrage amu fa. voilà defe naa loolu mooy li njëkk am leneen li ci am nag mooy ñun taxaw nañ ñu commencé jàppale askan wi xool fan la ñuy jëm. d'accord yaa ngi wax ci wàllu investissement ñoo ngi wax ci plan décennal bi est-ce que yéen bokk ngeen ci ñi nga xam dañoo waroon intervenir ci plan décennal bi nga xam ne xayma nañ ci lu mu toll ni 750 et quelques milliards te loolee ba léegi askan bi jàpp ni sax ni loolu dañ ko war saytu ndaxte dafa mel nu gisuñu ci dara ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu investissement boobu. waaw Moussa loolu dama ciy kontaan trop ci wax ci démb déglu naa ci benn rajo nit ne boo nee plan décennal 750 milliards mu nekk fukki at bu nekk da nga war a dépenser 75 milliards. loolu ñu ne war nañu egg 80%. liggéey bi du demee noonu plan décennal lutte contre les inondations moom da nga naan dama am fas yéene. dépenser 756 milliards exactement mais boo defee ne da nga fas yéene dafa am leneen luy ñëw mooy li ñuy wax mobilisation fonds bi xaalis bi naka laa ciy jotee pour am ci liggéey bi ma delluwaat rek parce que waxu plan décennal de lutte contre les inondations bi. dafa war a leer nañ. dafa war a leer mooy fokk nit ñi xam lan mooy d'abord plan mooy loo xam ne da nga ko fas yéene def. yenn saa yi nga jot xaalis yenn saa yi doo ko def te plan décennal lutte contre les inondations ñetti pàcc la ñett benn bi mooy aménagement territoire naka la ñuy saytoo xam dëkk bi boobu 5 milliards et demi la. beneen bi mooy restructuration quartier am na quartier yoo xam ne dëkk waa ji baaxul dañ ko war a defaraat seetaat na mu demee mooy restructuration bi ci mujje mooy
lutte contre les inondations boobu 276 milliards la ci fukki at 276 milliards ci fukki at. 276 milliards yooyu plan bi yëpp 750 dama wax plan. ci plan bi wax naa ne ñetti pàcc la. ñetti pàcc. benn bi mooy xool aménagement territoire beneen bi mooy restructuration xam nga suñu dëkk. dëkk yi bëri ni ñu dëkkee baaxul. mën na indi inondation beneen bi ci mujjee. mooy urbanisation sauvage bi ñu wax. waaw kay boobu dañ ko jagleel 483 milliards. bi ci mujjee mooy li ñuy wax nag gestion des eaux pluviales. ci boobu la ONAS di intervenir gestion des eaux pluviales nag buñ ko xoolee 276 milliards la. mais gestion des eaux pluviales 276 milliards yooyu du ONAS rek. ñun nañ ci jàpp ONAS na si jàpp. APIX na ci jàpp ADM na ci jàpp gis nga liggéey bi ñuy ADM def Kër Massar. waaw ak yeneen gox yu banlieue yëpp. mooy projet bi. ak yeneen ak yeneen. ci foofu la jógee. ñun tey ONAS tey lañ def ci plan décennal de lutte contre les inondations tey ñu ngi toll ci 80 milliards. dégg naa ñu ne dañuy xaar commission d'enquête. man mën naa wax suba lundi. lundi 8h. ku mu neex nga ñëw. ngeen def seen commission nga ñëw bëri jarul ñuy xaar sax commission d'enquête. mais justement parce que assemblée ñu ngi dañuy mardi. non kooku mën na yéex. waaw voilà ma ñëw rek. mais baaxoon nañu leeral waaw xalaat boobu fu mu dugg. xaalis boobu fu mu dugg ONAS ñun. liñ ci am 80 milliards la fi liñ ci toll. te xam naa ne boo laajoon directeur général ADM mu wax la fu mu toll boo laajoon directeur général APIX mu wax la fu mu toll boo laajoon keneen mu wax la fu mu toll. bu ñu nekk di lim xëy na mu indi jafe-jafe tuuti dama lay wax ci fu mu toll. lu gën mooy ñu wax lu mu jur. lu mu jur defe naa moo gën. lu mu jur mooy lii defe naa ñëpp ak may déglu ñëpp. ñu ngeen naa ngi déglu li mu jur mooy boo jëlee quartier Ndiawar Diagne Diamaguène Sicap Mbao nu mu meloon démb. boo jëlee Nassirou Laye Diamaguène Sicap Mbao nu mu mel démb boo jëlee Cité Diongkhoop boo jëlee amoo 4 nga jël amoo 5 boo jëlee Médina Gounass boo jëlee Parcelles Assainies moo gën a métti unité 24 unité 25 unité 23 unité 17 ngoo jëlee Cissés boo jëlee Ouest Foire loolu yëpp balaa plan bi di ñëw 2012 ñoom xam nañu lañ doon dundee dem fa tey dëgg la xëy na taw bi bari na am na mais ba léegi problème bi nga foofu quartier yi nga lim ba léegi ñoo amee jafe-jafe. est-ce que daaw amoon na jafe-jafe ren xamul tax jafe-jafe am. ndox bi moo bëri. parce que Cité Diongkhoop beneen problème la parce que même sax foofu am na station de pompage mais lu tax problème boobu di taxaw. Cité Diongkhoop defe naa ñu ngi may dégg dem lañ jóge suñu bureau. waaw mosuñu am jafe-jafe bi ñu am tey. li ñu am keroog. mosuñu ko am ren lañu ko am ndax li ma la wax taw bi dafa bëri. loolu moo tax boole ci nag liggéey day am gànt am na loo xamee ne du ci yow. Cité Diongkhoop ñaari pompe moo fa am ñaar. benn bi taw bi bëri ndox bi dugg ci biir armoire bi mu paan. benn pompe bi ndox bi mu paanee suñu équipe yi dem nañ fa 22h. ba 3h du matin. bi ma fa demee barke démb ñoom ñëw nañu seet si ma démb xam nga lan lañ décidé ñun defar nañu pompe bi mais delloo beneen troisième pompe. pompe nañ fa def beneen. voilà li ma la wax rek mooy waxtaan bi pour. fan la ñu jëm fan la ñu jógee. defe naa plan décennal lutte contre les inondations wax naa la li mu ñu indil tey te leneen la indiwaat lu gën a jege moo tax nit ñi déglu mu baax demal HLM Rufisque tey demal nga laajte yow defe naa foofu nga dëkk de daje nañ fa keroog. waaw dama fa demoon ñu tase fa. waaw dama fa demoon ñu daje fa ñu ngi déglu ñoom mën nañu wax li fa am. xalif Laayeen yi yàlla na ko yàlla bàyyi ci ñu kanam demal buntu këram nu mu meloon. demal Philippe Maguilène Senghor dëgg la am na tuuti ndax dafa bëri mais foofu yëpp tey boo demee. defe naa taw am na ndox bi dem na imaginaire rek ñu saytu que tey loolu yëpp amul woon fan la ñu jëm. loolu yëpp amul fan yëpp defe naa yenn saa yi dañuy war a di rafet njort. rafet njort mooy mënuñu nekk ci difficulté yu mel nii. ñuy politiser yëpp gis nga boo jëlee États-Unis bi Katrina amee ñëpp dañu booloo nekk benn. ne askan wi dafa sonn askan wi dañu war a seet naka lañ koy jàppee plan décennal lutte contre les inondations ñun dañ ci nekk à l'aise complètement. mais justement directeur yaa ngi wax ci wàllu plan parce que ku wax plan planifié est-ce que donc dans votre politique ak seen stratégie na ngi jël en compte li nga xam ni mooy daanaka sax yéen ngeen mbubboo affaire effet climat la te alors que da ngeen ko waroon intégrer si seen stratégie. Moussa. waaw. juróom fukki atu retard. waaw. est-ce que mën nañ ko dabu ci juróom-ñaari at dama lay laaj rek ñu tontonte gis nga lan moo tax lépp du feeñ. boo jëlee quartier bu ñuy wax Médina
bii Dakar Médina Dakar Plateau Gueule Tapée quartier yu mag yi. conduite yi fa nekk xam nga ban at la date. ça date des années 60. 60 oui loolu yàgg na. président Macky Sall mi ngi ñëw au pouvoir 2012 1960 2012 ñaata at la kenn mësul xalaat ne war nañ ko remplacer. te conduite yooyu tey dafa méngoowul ak nit ñi. ni ñu yokkoo dafa méngoowul ak dëkkukaay yi ni mu demee. loolu moo tax planification moo doon depuis 1960 ñu planifié ko. moo tax ma ne la juróom fukki atu retard kenn mënu ko dabbu ci juróom-ñaari loolu nag ñu ngi planifié commencé nañ ci li ma la wax par exemple quartier yooyu commencé nañ ko problème boobu nga am ci aussi Parcelles Assainies ni mu meloon démb ak ñu mel tey ma jox la beneen exemple bu gën a leer boo jëlee collecteur Hann Fann lépp rek ci planification dinañ ci wax waaw nañ ciy wax juróom-ñaar fukki at la am lan moo tax defaruñ ko bu yàgg ba planification moo ñu commencé ko woon def waxuma ñeneen ñi defuñu dara. mais defe naa ren la ñu commencé def li ñuy wax planification. dëkk Sénégal bu nekk am nañ li ñuy wax plan directeur assainissement. mooy fan la ñu toll fan la ñu jëm. d'accord ñu dégtal leen publicité après daal di continuer waxtaan bi ci seen rajo di fàttali ni tamit ci kanamee tuuti rek gannaaw bu ñu faram fàccee tuuti waxtaan bi après nañ ubbi téléphone bi ci kanam ñi nga xam nag bëgg nañu samp seen laaj ak seen i jafe-jafe ñu mën ko samp fii ñu mën seen indil tontu. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam comme ni ñu koy defee rek samedi junne tey nag suñu gan di Lansana Gagny Sakho xam ngeen ko nag ci wàllu ONAS bu muy yëngatu ci fànn mais suñ doon ñëwaat ci li nga xam ni mooy li ñu doon waxtaanee dëgg la sax ni ñu ngi commencé signalé au serveur bi mais bëggoon nañu xam parce que est-ce que yéen seen liggéey ci maanaam gestion li nga xam ne moo di eaux usées rek la wala eaux pluviales parce que gis nañ ni tamit est-ce que Dakar réellement am na li nga xam ne nag moo di ay ouvrages réels pour drainage eau de pluie. question boobu jaaxal na nga koy laaj bu amul woon nañu sant yàlla ka am na parce que amul woon defe naa mën na mi dina gën a métti ci lu bëri xam nga dugguleet nawet di am Sénégal mi na 2018 nawet amoon na 2019 nawet amoon na gëmu mën a jafe-jafe yi amoon na c'est parce que dañu am ouvrage drainage d'eau pluviale 2018 nawet amoon na 2019 nawet amoon na coow bi yëpp jubul woon 2018 nawet amoon na 2019 nawet amoon na 2020 nawet am na ak taw bu métti am na gox damay wax am na gox yu am jafe-jafe am na gox yoo xamee ne yàlla dimbali nañu ndox mi taxaw na tuuti te dem na yoonam après defe naa jafe-jafe yi ñi ngi gën a am fu mel ni Kër Massar am na jafe-jafe yu métti defe naa foofu ñun daje nañ fa yu métti boo jëlee Parcelles Assainies unité 15 ak unité 7 am na jafe-jafe mais boo xoolee Kër Massar unité 15 unité 10 unité 15 unité 7 Parcelles Assainies xam nga lan moo tax yooyu am jafe-jafe parce que ouvrage amu fa loolu moo tax jafe-jafe am mais fépp fu nga xamee ne am na ouvrage d'assainissement taw bi bëri na dina am taa tuuti mais bu paasee ndox bi dem am na nag yeneen yoo xamee ne mën na am comme li am keroog cité Jonxoob di nga am benn pompe taxaw mbënn am nga dem Cambérène ndox bi dugg ci biir armoire électrique bi pompe bi taxaw ndox bi dem voilà donc ouvrage assainissement am na ren la ñu am jafe-jafe te defe naa mais justement est-ce que balaa boobu yéen dañuy gis ni léeg-léeg da ngeen daan def ci liggéey boobu mais dafa mel nu comme zone boobu ñuy wax Kër Massar bi nga xam daanaka nee nañ caniveau yi nga xam ne ñoo war a drainer ci ndox mi daanaka yëpp fàtt est-ce que ci wàllu liggéey boobu yéen tamit da ngeen ci doon def def ngeen ci dara parce que su doon loolu li nga xam ne moo drainage bi du am problème foofu mais Kër Massar amul réseau ci tali bi non ñaari yëf moo am Kër Massar amul réseau de drainage eau pluviale commencé nañ ci liggéey moo tax ma ne la gis nga am na loo xamee ni waruñu ko politiser mooy jafe-jafe maa ngi leen di massawu bu baax a baax xëy na nañ ci dellu si dégg naa bugguma di wax ci politique mais saa yi foog ma ciy wax tuuti rek dañ ciy romba rek mënul ñàkk dégg naa libéraux yi dañ fa demoon mais kan moo sanc Kër Massar kan moo ko sanc gis nga booy defar dëkk da ngay sanc da ngay commencé dara mooy def réseau Kër Massar dañ ko sanc nit ñi dëkk si fa te amul benn réseau defe naa loolu moo tax jafe-jafe yi am boo xoolee tey ñun suñu équipe yi ñu ngi fi bés bu nekk sapeur pompier yi ñu ngi fa bés bu nekk fu ñuy jël camion yi baas def nañ fa benn conduite boo xamee ne day drainer 2 fois 800
2 fois 1000 muy 2000 2 fois doublé nañ ko léegi. remplacé nañ ko 1800 la. voilà 1800. 1800 waaw 1800 te 400 la woon. xam nga yokk nañ ko. ndox baa ngi dem ñu ngi leen di massawu bu baax a baax. di leen wax nag président de la république jox na instruction pour ñu seet naka la ñuy taxawee ci Kër Massar ci lu gën a gaaw mais ñoo xamante dëgg nag loolu mënul sotti ci benn at. mais yaa ngi jiñ ancien régime bi nga xam ni ñoo sànci gox yooyu mais yéen ba ngeen ñëwee mënoon ngeen rectifier di dem ndànk-ndànk parce que ñoom ñoo ngi jooy naan peut-être waaye seen HLM ñoo leen jaay bon donc inclus le prix de l'assainissement mais gisuñ dara. waaw bu ñu wax ñun bu ñu ñëwee mën nañu commencé nañu demal xool ouvrage yi fa projet bi def. waaw xam nga ñun ñëpp muy ONAS. muy ouvrage muy ONAS muy APIX. muy ñëpp nguur gi la ñu liggéeyal. nous sommes très solidaires. benn mission la ñu am mooy mission de service public dëgg la commencé nañu projet bi def na fa liggéey bu am solo defe naa li fa projet bi def bu fa amul woon xëy na mu gën a metti liggéey boobu nag dañ koy continuer à partir de ren à partir de l'année prochaine seet nag lu ñuy def am na yoo xamee ne projet bi mooy continuer mais deux phases la projet bi foofu waaw projet bi deuxième phase bi la projet bi war a engagé waaw voilà mais en plus le projet bi war a def ONAS commencé nañu commencé année prochaine def études yi pare na naka la ñuy defee des réseaux comme réseau bi am parcelles yi ñuy jaar yi comme réseau yi am feneen ak feneen voilà defe na maa ngi leen di masawu bu baax mais wax ne rek liggéey bi aussi dinañ ko commencé Kër Massar lu metti la ci PDL bi ñuy wax encore pour projet de lutte contre les inondations Kër Massar dafa am fu ñuy wax Camille Basse yow xam nga fa foofu la ndox bi di jëlee pour jël ñaari compte bi doubler ko jóge Camille Basse dem ba forêt de Mbao dafa laaj koppar boobu ci programme de lutte contre les inondations. waaw Mbao ngi bañaane nañu ndox mi boobu dafa ñu jël ki ci ligne bi à certain ñu jël ñi ci ligne bi ndaxte dañoo commencé di signaler te bëgg ñu yàgg serveur bi tuuti 88 628 98 mais waa Mbao ñu ngi commencé bañ ne bon actuellement yéen a ngi jël problème di ko yóbbu ci beneen gox. du yéen ñun ñëpp liggéey moo ñu yëkkati. defe naa wax naa démb ak général sapeur pompier général Seck dëgg la pour ñu seet naka la ñuy def pour ndox mi bu demee ba Mbao du sonal waa Mbao yi te defe naa nañ ci taxaw ci lu gën a gaaw. d'accord di xaarandi mbokk auditeurs yi nga xam bëgg nañu bokk ci waxtaan bi ndaxte nag ñëpp sànq ñoo ngi signalé ñu bañ a yàgg ci ligne bi salaamaaleykum. allo waaw sëñ bi ziar naa la. dal nañ la ziar. na ngeen def. sant yàlla. alhamdulilah man Mor Kane laa tudd. fooy wootee. man maa ngi wootee si Kàppaar mais Guédiawaye laa dëkk. d'accord sëñ Mor bismillah. na ngeen def. sant. ah ku baax man day wax dëgg yàlla damaa bëgg a participer ci émission bi. alors yaa ngi ci biir en direct nii ayca. parce que vraiment Sénégal yombul ñuy gis ku mel ni waajooju toog assainissement bi vraiment ñun ñi dëkkoon Guédiawaye de wax dëgg yàlla am na lu ñu fa gis gars yi vraiment ñoo ngi liggéey ci li ñu xam. waaw man de wax dëgg yàlla xaw ma lu affaire am mais li ma xam ci ndox non am na lu fa changé lu bëree bëri. te lépp on a te jur ko boobu ñu doon wax léegi. bu kawee léegi 2 heure de temps 2 heures de temps ndox mi wàcc. moto pompe yi day jàll. mais ren nag moom. waaw ren moom vraiment am na benn période mooy taw bu mujj bi moom xawoon na déraillé tuuti. mais franchement bi bët seetee ndox nekkul. très bien. waaw nit ku nekk moom da ngay wax rek te yàlla tax. ba pare beneen bi ci tegu damaa xam tuuti ci problème mu ndox. ci nga yëngatu. waaw dama ciy yëngatu. waajo ji musuma koo gis xaw ma ko. Kampala nag ñi fa daje woon ñëpp ay kàngam lañ ci. moom lañ nommé président. nekkul woon lu mu doon postulé. ña fa daje woon di ci saytu ku nekk da nga cee am loo xam. moo tax ñu teg ko. Sénégal yombul ñu am directeur bu mel ne waajo ji barki alxuraan. billaahi sëñ bi musuma koo gis xaw ma ko tey laa mos a woote ci lañ. mais jàpp leen ni liggéeykat la. na ku nekk jàpp Sénégal nag dañoo toll foo xam ni ku nekk da ngay teg sa loxo ci li nga nekk maanaam ñu jàppalante mbënn mi metti na trop nañ ko busse ñeneen ñi ci nekk comme lu mu waxee dafa bëri ay branches yu ñu liggéey ci ndox mi ci affaire u mbënn mi na ku nekk teg loxoom jàpp ñun ñëpp ñu wane suñu patriotisme lii jóge fi ñu am ay solution durable très bien lii mun na fee jógee Sénégalais yi am nañ xam-xam bi am nañ expertise bi nit ñi nangu nañoo liggéey mën nañ ko j'aimerais bien am coordonné wala am coordonné ku mel ni d'accord xam naa après bu émission bi jeexee léegi après aussitôt à 11h nga woote ñu jox la moom dina wax ak yow incha allah rabbi. jërëjëf vraiment daal. ñi ngeen koy defee noonu la te moom vraiment man maa ngi koy sibur ci débat yi day ñëw di wax lu leer daal di wax loo xam ne vraiment c'est vérifiable.
man cité yi lim cité yi yëpp Pikine Guédiawaye dafa cee gis quoi dama fee dëkk. très bien Guédiawaye laay xëyee chaque jour dem fa seeti samay waajur. jërëjëf ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi. waaw jërëjëf ku baax vraiment mu ngi liggéey daal. jërëjëf ku baax ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am nañu ñu nekk ci ligne bi suñu doon wax ci wàllu réseau yi c'est vrai que ni station de pompage yi tamit bokk na ci seen i liggéey ndaxte nag bokk na ci luy traîner mais gis nañ ni daanaka yu bëri ndox mi dafa ñëw salfaañe ko est-ce que ci wàllu maanaam liggéey yi prévision yi ngeen waroon def jëloon ngeen en charge maanaam sóor ñu jël ñi ci ligne bi comme ça ñu fi des questions yi daal di ñëw salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Moussa. naam. Thiam. sant ba. man la Cheikh Thiam di woote ci Fann. waaw Cheikh Thiam bisimilah. voilà maa ngi nuyu sa directeur moom xamante nañu. waaw bon mais moi je l'apprécie beaucoup. parce que depuis bi ñu ko joxee assainissement ba léegi en toute sincérité man li ma gis mu def ko ci amul kenn ko ci def maa ngi fàttaliku nag benn affaire en 67 ba 68 ba ay 65 sax bu masaan taw tous les régions du Sénégal boo fa demee da daan am ay déeg yooyu même da daan am xale yoo xam dañ ci daan lapp te li amoon déeg yooyu amoon na fii ba Dakar par exemple boo ñëwee Icotaf nga yéeg dem bu wuti ñetti mbaar. dama daan jóge foofu yàgg na di dem ba foofu di xool ay siyaan ñoo fa nekkoon. voilà dëkk siyaan yooyu boo fa masaan dem da nga fa daan fekk ay kong genre kong yooyu jënu kong yooyu. waaw di ne ci biir di fëy. yooyu yëpp xam nga man ko yàgg na. te boobu yëpp bu masaan taw boobu c'était dans les années 60 ba suñu yoon yàlla tey bu masaan taw dëkk yëpp néeg yëpp Médina gii ngay gis à la rue 19 angle 20. nga dugg ci marché Gueule Tapée nga jaar ca 25 boobu yëpp maa ngi rappelé bu masaan taw dañuy as di ngacc moo fi xawoon ñu dem nag ba loolu ndoxum yàlla kenn mënu koo téye nit ñi dañuy dawal seen xel parce que yàlla ndoxum ñi muy wàcce moom dong ko mën a wàcce kenn mënu koo téye. te loolu yàgg na ci réew mi ñu ngi rek lu dul waaw ñu ngi jégalu ndaxte nag. nga xam ba taal bi ki taxane toog di diisoo. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 c'est vrai que téléphone bi ñoo ngi bëgg woote waaye rek dañoo bëggoon laaj tuuti déjà ñoo ngi wax ci wàllu assainissement dëgg la Dakar rek du moo war a am programme te lancer woon ngeen fi programme 10 villes yi tey léeg-léeg régions yi tamit am jafe-jafe loolu tamit foo lañ ci toll. fan lañ toll ci liggéeyu. région yi dëgg la Ndakaaru yemul Sénégal yemul jàmm gën. fan lañ toll ci dëkku kaw gi laay wax. waaw. fan lañu toll mooy boo jëlee dëkk bu mel ni Tambacounda. nga jël dëkk bu mel ni Matam. nga jël dëkk bu mel ni Kaffrine. nga jël dëkk bu mel ni Sédhiou. nga jël dëkk bu mel ni Ziguinchor. juróomi dëkk yooyu bi indépendance Sénégal amee ba léegi. tey la ñu doog a am système d'assainissement te ñu ngi ci yi ma njëkk a lim. am na yoo xamee ni ci programme des 10 villes la bokk. am na yoo xam ne nguur gi moo ko financé ci li ñuy wax BCI mooy Kaffrine ak Sédhiou. am na yoo xamee ni Ziguinchor bailleurs yi ñoo ko financé loolu pàcc la moo tax ma ne la fi ñu jóge dafa sore mais guleet ñu jël alal bu bëri di ko dugal am na sax lu ma limul dëkk yu génn Ndakaaru nga wax. Kaolack defe naa affaire assainissement dafa mës a nekk. lu jafe problème la même Kaffrine aussi. bi nga xam ni cuvette la daanaka. waaw mais loolu moo tax ma ne rek fan lañ jógee ak fan lañ jëm Kaolack bu ma la waxee c'est la première fois Kaolack bi muy nekk Kaolack ba léegi. ñu fay dugal lu ñuy wax 15 milliards de francs CFA pour programme de drainage des eaux pluviales. liggéey nag da nga koy commencer nit ñi dañuy yàkkam ci dëgg la mais dañ koy planifier bu naan ñeenti at lay durer. loolu moo am mais ku dem xool ne Kaolack ñu ngi fay liggéey ku dem xool ne Kaffrine ñu ngi fay liggéey ku dem xool ne Matam ñu ngi fay liggéey ku dem xool ne Tambacounda. mais le problème mooy président daf ñu régler na problème yi en 4 ans wala c'est le discours politique. non maam déedéet du affaire 4 ans. mënu ko régler en 4 ans. wax naa la sànq. juróom fukki at. kenn mënu ko dabu ci juróom-ñaari at dañuy waxante dëgg. te programme boo koy def da nga naan diir bi lay commencer. dem diir bi mu jeex même li ngay signer ak banques yi ñi nga xam ne ñoo koy financer loolu la ñuy bëgg. mais defe naa li may wax toujours duñu politique. mais am na lu am mooy loo xamee ne ku dem ci dëkk yooyu ma la wax teg sa bët ne liggéey bi commencé na defe naa loolu moo ëpp ci loolu. te lu na ma tax loolu amul woon 1960. ba 2012 lan moo tax loolu amul woon leen saa yi aussi dañuy interroger wu lan moo tax gis nga loolu. bu ko ñëpp defoon defe naa tey du ñu toll fu ñuy nekk moo tax ma ne la moo tax du ñu gis lépp parce que dañuy dabu.
dabu mooy loo xamee ni dañ ko waroon def démb te kenn def ko démb yow nga ñëw ne da nga ko bëgg a faj ci diir bu gàtt loolu moo indi plan décennal de lutte contre les inondations. am plan rek ne man lii mooy sama plan fii laa bëgg jëm. defe naa vision la. kenn musul ci réewu Sénégal ne am naa plan décennal de lutte contre les inondations plan nag plan la yenn saa yi ma am ay rëq-rëq yenn saa yi nga bëgg ne nii laa demee. demeewul noonu mais am plan rek li muy def mooy wane volonté politique man dama taxaw pour faj. très bien ñu jël la ñu ci ligne bi ci 88 628 98 98 parce que tey nag di fàttali nit ñi 11h la ñuy arrêté émission bi waaw ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi salaamaaleykum. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def. sëñ Moussa man la El Hadj. El Hadj Guédiawaye. waaw ñu ngi gërëm sa invité bi ci xalaat bu rafet bi. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg. waaw mais man dama amoon juste une question bu may poser sa invité bi. ñoom ci seen wàllu liggéey. lan mooy déterminer choix wu canalisation yi. par exemple maanaam diamètre tuyau yi ñuy utiliser. boobu mooy beneen bi pourquoi ñun suñu wàllu bopp par exemple boo xoolee ci dëkku européen ñoom eux ils parlent plutôt d'égout ñoom li ñuy am comme égout maanaam boo xoolee des fois oto mën na dugg ci biir daw te buñ koy gas c'est à nu mu tudd sax profondeur bi day dépasser déjà plus de 10 mètres ci suuf ngay door a jot kii canalisation yi mais fii da ngay gas même pas 1 mètre ci suuf nga teg tuyau bëgg tuyau boobu drainer benn ndox boo xam ne sur 1 kilomètre 2 kilomètres balaa muy kii day refoulé waat ci kaw donc man sama question moo doon choix wu tuyauterie bi ak lu tax mënuñoo def ay égout comme ñeneen ñi. très bien nga xam ne dina nekk ay benn profondeur bu conséquent ak yaatu aussi. jërëjëf ci laaj bi ak précision bi ñu jël ñeneen ci ligne bi très rapidement rek dajale question yi ak ñi nga xam tamit ay salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur bi ak fu ñu woowee. maa ngi dëkk fii Hann Marinas. oui Hann Marinas. sëñ bi dee leen sóoraale mag yi tamit comme dañuy nekk ci ligne bi lu yàgg duñu mën a dugg. waaw ñu ngi jégalu. maa ngi en direct. waaw yaa ngi en direct waaw sëñ bi. waaw kon maa ngi leen di wooyee fii ci Hann Marinas. bisimilah waaw. waaw donc man promoteur immobilier la. damay yëngu ci ay mbirum kër. ci gàttal li ma leen mën a wax. gis nga oto bu jógee Dakar war a dem Thiès. fii ak àggagul waroo mun a naan da ngay sonde carburant bi ngay war a lakk ci diggante bi. maanaam mooy seen li ngeen di wax xawma plan décennal bii ngeen di wax. man maa ngi am ay terrain au niveau de Tamba jamono ji may wax ak yéen maa ngi ko commencé di tabax terrain yooyu fi mu nekkoon zone bi baaxul woon parce que amul réseau li tax ma commencé ko tabax jamono ñu toll nii réseau bi dafa jaar. kon boo ko maa ngi remercier seen invité boobu toog foofu ci côté boobu fii ma dëkk nii Hann Marinas. benn an bi ñu ngi koy commencé di liggéey. ndax gis naa ko fi moom ak ay tubaab jamono jooju ba léegi ñu ngi fiy baagante. waaye li ma lay mën a wax ci réseau bi muy Ndakaaru. inondation bi dara indiwu ko parce que ñun ci domaine immobilier lañ nekk xam nañ ko bu baax. il faut que mu am ay infrastructure ci lu jëmee ci côté boobu. fekk amu ko inondation day am biir Dakar tey boo ko xoolee tey da nga koy jëlee plateau ba gendarmerie front de terre. oui si tënk waaw. diggante boobu du inondé. même bu tawoon tamit xëy na réseau bi li ñëw ci ndox réseau bi da ko mën a yóbbu à la ñett mais après day dem. à partir de foofu la problème bi am jëm ci banlieue bi. kon dañoo war a xaw li que ouvrage moo amul. ouvrage moo amul. moo war a inondation yi. man tey seen waajur yi su ma ko mënoon jot seen directeur boobu toog noonu. waaw. ci émission bi 11h rek 11h boo leen wootee mën leen a jot incha allah rabbi waaw. waaw il faut ngeen jéem a xool yenn secteurs yi. ngeen jéem a xool. mais foofu naka foofu ay kër ñu toj ko. très bien waaw. Hann Marinas dafa mel ni foofu tamit problème ndox bi dafay taa ci pratiquement ba fa rombee ban la est-ce que foofu tamit ci wàllu foofu amul na fay jafe-jafe côté assainissement. fan ci Hann Marinas boobu.
non ñun Hann Marinas on n'a pas problème yooyu amuñu ko ndax am nañu réseau assainissement. Ah, c'est très bien. Franchement am nañu réseau assainissement te fu mu toll nii gis nañu waa agence française de développement ñu ngi ciy baagante ak waa jooju. Njool moomu parce que li ma ci xam ne xam naa ne daal waa di njool la. waaw dama koy faral di gis muy mel ni benn genre Obama la. donc côté boobu ñun daal li ñu ko ciy remercier ci côté boobu. mais il faut que ñu xool Ndakaaru bërëb yi ngeen xamante ni. bu laajee toj ay kër ñu toj ko. ñu la toj ko ba pare nag man nag responsabilité partagée la pourquoi. état mënumaa nangu muy jël sites yi nga xamante ni waruñu faa tabax ñu joxe ay permis de construction. benn. samay moromu ñi nga xamante ni dañoo nekk ci secteur bi aussi dañuy dem jël ab site naan ko ñu ngi jaay ay kër nangam viabiliser nangam au assainissement au finish doo am sax assainissement. très bien. ñu fen la. jërëjëf kon donc il faut état xoolaat ci loolu. waaw regardons ci affaire boobu ñu xoolaat ko. waaw yéen ñi di yëngatu ci wàllu kii ñu xool bu baax a baax li ngeen di proposer askan bi balaa suba ñuy loru lu am solo. c'est un point très important jërëjëf. état bi na ci jóg ONAS mu ngi def li mu mën a. jërëjëf sëñ bi. ñu ngi léegi sant kon mais est-ce que da leen arrivé lancé na ñu ngeen di am ay jafe-jafe ci wàllu ouvrage yi nga xam ni daanaka dañ ko bëgg a def mais alors que population bi réticente donc ci ay blocage ak yooyu parce que moo koy évoqué. ñaari yëf xaaral ma tontu rapidement. waaw El Hadj maa ngi koy gërëm di ko sant. xam nga booy def ouvrage d'assainissement. tuyaux yi lu koy undu taay bi. waaw mooy population bi mooy dëkkuwaay bi ni mu demee. wax naa la sànq tuyau Médina tuyau Colobane tuyau Parcelles Assainies tuyau Sicap ça date des années 70. waaw années 70 dëkk yooyu ni mu meloon tey. ak ni mu meloon foofu 70 ak ni mu mel tey dafa wuute. tuyaux yooyu yëpp ci yoon dañu doon def la ñuy wax programme de renouvellement des tuyaux gën a yokkaat diamètre bi. kenn mësu ko def ren la doo ko commencé ak président Macky Sall. ni mu ko commencé Médina. Fass non Médina Gueule Tapée ak Rebeuss defe naa Bamba Ndiaye bu dee mi ngi déglu ci émission bi boo jëlee ci corniche bi. balaa ngay egg ci Almere yi di nga gis foofu am na benn base de chantier ba fa nekk commencé nañ ko. loolu war nañ ko def Sicap loolu war nañ ko def Parcelles Assainies war nañ ko def Pikine war nañ def fu nekk moo tax dabu juróomi at ci juróom fukki at loolu kenn mënu ko defe naa loolu wax la am na lu mu wax lu am solo tamit. mooy Europe boo demee seen conduite yi oto mën na dugg ci biir comme dans les films. on les voit oto mën bu ñu defoon loolu. ci dëkk bi xëy na jafe-jafe yu bëri du am. mais dëkk bi bu ñu koy tabax ak ñi njëkk a def conduite d'assainissement yi ma doon tubaab bi. xalaatuñu woon ne que nañu egsi ci moment bu mel nii defe naa nag am na xalaat bu rafet bu mu joxe mooy ëllëg bu ñuy nar a liggéey dañu war a def conduite yu mag a mag. xam nga boo defee conduite yu mag a mag yëpp nekk gravitaire. dootoo soxla système de pompage ndox bi day wàcc rek dem yoonam te defe naa loolu mën na faj. mais justement dañuy transiter dem ci question parce que nag laalaale collecteur bi fanaan kon ndaxte gis nga ni daanaka le président a expliqué que pour ñu liggéey ko nu mu gën a gaawee mais la moo tax durée boobu yëpp ñu gis ni dañ see tabax ci kawam après c'est un danger permanent ba léegi commencé di ci liggéey est-ce que tamit déjà les fonds sont là pour faire ce travail. collecteur Hann Fann am na juróom-ñaar fukki at. waaw te lan moo tax ñuy laaj président Macky Sall tey lan moo tax ñu commencé ko liggéey mooy li ma lay wax rek héritage dafa am. du damay wut dédouanement ci rajo laay wax nit ñi ngi may déglu. ça va coûter autour de 80 milliards. 80 milliards. waaw collecteur bi yëpp. waaw autour bu ci yàlla àndee liggéey bi dina commencer janvier damay wax bu ci yàlla àndee. ñu ngi waxtaan ak nit ki financement bi defe naa boucler nañ ko. bu ci yàlla àndee suñu mbëbët ñun mooy ñu commencer liggéey bi au mois de janvier. ma bamtuwaat rek collecteur bi juróom-ñaar fukki at la am. ne dama koy defar loolu forte volonté politique la xam nga lan moo tax xam nga ouvrage assainissement kenn du ko gis. waaw bu dee politique moo la yëkkati doo ci def sa xaalis. voilà fii nag dañuy jóg def ci xaalis 80 milliards pour faj ko massawu tamit ñi dëkk bopp ñi nga xamee ne seen kër am na ci problème HLM amoon na affaissement. ñu taxaw ci defar ko ci lu gën a gaaw. bopp loolu am na suñu bëgg-bëgg mooy affaissement bañati am affaissement pour mu bañati am nag mooy foog ñu liggéey collecteur bi ci lu gën a gaaw. mais justement est-ce que di ngeen dem ba déloger certaines personnes yi nga xam dañuy impacté si ñoo ngi si kii bi vraiment ci emprise beeg yooyu. waaw gis nga Moussa wax dëgg dafa baax. dafa baax way collecteur bi nit ñëw tabax ci kawam. am na loo xamee nag foog ñu toj. xam nga sànq wax nga Cambérène. ne dafa jege géej gi lu tax defaruñ ko Cambérène ndox bi yëpp mi ngi jóge ci case bi. di wàcc di dem Cambérène kenn mënul faj affaire assainissement eau pluviale bu ñu xoolaatul dëkk yi koñ yi dafa tuuti
foog ñu restructurer quartier boobu. te restructurer quartier boobu foog ñu dem ba toj. Hann Bel-Air. Hann Bel-Air oui. amoon na jafe-jafe yi mais dañ ko restructurer koñ ak am na noo xamee ne koñ ni mu ko toll. kenn mënu fa def liggéey. donc foog ñu restructurer quartier boobu am du Cambérène rek am na dëkkukaay yu bëri yoo xamee ne foog ñu xoolaat dëkkuwaay bi pour mën a faj jafe-jafe yi. mais justement parce que si waa restructuration yi dañuy gis ni y a des projets de pavage des trucs comme ça mais te loolu léeg-léeg est-ce que dina permettre fluidité ndox mi wala léeg-léeg sax da nga gis ouvrage yoo xam ne tamit day baare yoonu ndox bu gaaw. waaw loolu tamit defe naa jàngat la gis nga en 1980. oui bu fukki litre ndox jógee ci taw bi wàcc. juróom-ñett yi dafa doon dem ci suuf si ñaar yi moo doon ruisselé. waaw en 2020 bu fukki litre ndox di wàcc ñaar yi mooy dugg ci suuf si juróom-ñett yi day nekk ci mbedd mi loolu mooy indi mbënd mi xam nga lan moo tax mu am. mooy pavage bi d'abord ci la bokk parce que da ngay tere ndox bi mu dugg man ak yow bu ñuy tabax suñu kër dañuy def lépp karo ndox bi da am fu mu dem. loolu mooy foog ñu xool naka la ñuy xeexee li ñuy wax imperméabilisation des sols. mooy naka la ñu war a def pour ndox mi bu ñëwee. dem fi mu war a dem. am na benn cité bu ñuy wax Al Hilal bu nekk Rufisque. Al Hilal oui. waaw te mu janook Elton bi. Al Hilal dañ ko tabax ci déeg. déeg nga ko tabax ko ci déeg fi nga xamee ne yoonu ndox la. boo amee li nga am ren mais foog mu mënd moo tax may profité di wax promoteur immobilier bi li mu wax. moom xam nga lu mu dégg dañuy xóot wax di ko seet. dafa ne man dama demoon Tamba ma nar a commencé fii amul. mais gis naa ne gouvernement Sénégal commencé na def réseau Tamba ma jege si léegi mën naa commencé def sama liggéey. defe naa foog ñu waxtaan rek la. du ñu ne kii moo tax wala kii moo tax defe naa foog ñu xoolaat naka la ñuy waxtaanee. les services ak promoteur immobilier yi. ñu seet naka la ñuy xoolaat pour képp ki nga xamee ne di nga tabax nga ñëw waxtaan ak ONAS. ñu ne fii kat at mën nga fi def. te jafe-jafe du am. ñu ne fii kat yoonu ndox la naka lañ koy fajee gis nga boo jëlee banlieue bi ci kaw a kaw muy Sangalkam. muy ñàkkul rab mu boobu nañu moytu def erreur yi nga xam ne. mais justement parce que c'est des zones yoo xam ni y a une floraison de cités ñu ngi commencé di jóg foofu te est-ce que loolu tamit ñoom jël nañu en compte lii nga wax préoccupation parce que tamit ñoom tamit foog ñu liggéey ak service compétent. voilà loolu laay wax yoonu ndox. soo fa tabaxee saa yu taw amee nit ñi sonn. li ñu war a def mooy bu ñu def plan d'aménagement bi nga xamee ne yoonu ndox la. ñu bàyyi ko comme ça suba nguur gi bu bëggee ñëw def canal. day nekk loo xamee ne du yomb day nekk lu yomb. te bu taw amee sax même bu fa canal ouvrage amul ndox bi bu ñëwee na aw ci yoonam dem yoonam kenn du mën. très bien ñu jël ñi ci ligne bi tuuti asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. allo. ñu ngi lay dégg ku baax. waaw ça va. ça va alhamdulilah. bien merci. moi je veux accéder à l'émission de Moussa. waaw yaa ngi ci émission bi. waaw Moussa. naam. Moussa. naam maa ngi lay dégg. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay kooku. maa ngi lay ziar man la Sow à Pikine. waaw bisimilah sëñ Sow. tey maa ngi lay ziar tout d'abord di la nuyu di nuyu sa invité bi. jërëjëf Sow. déglu naa ko avec beaucoup d'attention. mais dama bëggoon il a parlé de planification. je pense que c'est un bon technicien bu mag la. donc boo déggee muy wax da nga xam ne ku xarañ la. dëgg la. ci nouvelle génération. mais malheureusement je pense que politique bi mu bëgg a def du mun a nekk. pour dire la vérité. parce que mu ngi wax planification qui parle de plan da ngay ñëw fekk loo xam ne dafa yàgg nga fekk ko fa nga planifier ko dans combien de temps ñoom ñoo lancé seen programme mais dans 10 ans. ils ont un plan de 750 milliards qui peut régler le problème. donc je pense que dañu dawal nañu pendant 7 ans. 7 ans boo demee ba xool ne pendant 7 ans li nga bëgg a taxawul. donc war nga xoolaat. te boo ñëwee fekk un réseau vieux comme li am dal fële. ci planification la waroon bokk investissement la. donc c'est une planification. waroon nañu jël seen plan d'investissement wu dugal foofu xam ne tôt ou tard problème boobu le temps colonial dina mës a am. maintenant l'autre aspect ils ont laissé quand même des maires yuy jaay. di jaay il savait que des terrains dafa war a am tout d'abord plan d'assainissement. oui. actuellement avec la mondialisation si monde bi ñu nekk tey jii. tey képp ku war a jaay terrain da nga ko war a jaay avec des documents avec des canalisations lépp. voirie et tout. aujourd'hui boo gisee tey jii fépp fu ñu la jaay dañuy bind yëpp voirie bind yëpp. boo ñëwee tey jii Maristes bii ma dëkk. li ñuy wax yëpp
bind nañ ko ci ay kayit mais malheureusement ay suuf la ñu fekk ci reen yi dara sottiwul dëgg la war même électrification bi sottiwul mais pourtant état baa ngi fi waxu ci ils ont fait des canalisations cette canalisation yaa ngi nii demal kër foofu laa jógee ñu nekk ci lac bi yëpp actuellement ñu ngi ngàcc seen kër à l'heure où je vous parle parce que canalisation bi ñenn ñi dañu leen defal ce qu'on appelle genre seen ONAS li muy def ci buntu bi dafa am refoulement day ñëw man en construisant sachant que loolu war na ma mën a dal dama defar sama bopp décanteur à l'intérieur de chez moi un grand décanteur dans mon garage muy mën a reverser wu carrément sur leur tuyau à eux comme ça soo amee défaut technique buy refouler dinaa mën a am temps d'attente boo xam ne dina taw bi avant-hier dama tijji suma kii parce que j'étais obligé ma tijji parce qu'il y avait beaucoup d'eau pour que mu mën a jàll donc moi je pense que des techniciens il faut que ñu am courage bañ a laal côté politique mais wan ne que ñoom ils sont intelligents voilà la situation aujourd'hui dans 10 ans ce sera comme ça en catastrophe nañu jël disposition yi la s'il le faut s'ils ne veulent pas ils vont ailleurs on a vu des Sénégalais des ingénieurs qui sont en train de travailler en Angleterre sur des voiries et pourtant c'est des Sénégalais que je connais très bien loolu moom tant que defuñu ko on sera là toujours di wax ne à Tamba waroon na am kii def Tamba bàyyi ba canalisation am Tamba mu def ko mais parce que disposition boobu jël nañ ko mais à Kër Massar am na ay terre Tivaouane Peulh joxe dañ fa ay terre joxe dañ fa yooyu waroon nañ ko jël en avant li ñuy wax daal planification man je pense que boo defee planification def nga sa compte des investissements xam nga dans telle année lii dina ami soo nekkee ingénieur nga réfléchir nga joxe loolu li ñuy wax APIX ñoom ñëpp ils sont tous pareils tous ils ont des techniques mais malheureusement seen politique duñ ko mën a teg ci table parce que bu élection commencé jege rek les gens ils préfèrent aller faire de politique à Pikine ñu ngi def ay canalisation ba léegi dara sottiwul soyons raisonnables et en tout cas je vous remercie c'était ma contribution parce que man j'aime bien voir des Sénégalais qui sont techniques qui parlent et quand ils parlent qui maîtrisent il faut qu'il y ait des gens courageux qui leur disent la vérité te loolu man loolu laa ci gis très bien toppatoo ma affaire politique li tax nation bi Sénégal dox il faut que nit ñi am courage def ko comme yéen ni ngeen di def gis dara ngeen taxaw ngeen wax ko bien que faru leen fenn da ngeen di wax li ngeen xam après nit ñi débattre ci yal nañu yàlla fay yal nañu yàlla defal jàmm ak xéewal jërëjëf sëñ Sow waaw Sow mu ngi dëkk Pikine Icotaf il habite mu ngi ci Maristes waaw kon ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam ku baax na nga def rajo Moussa Thiam la banlieusard waaw maa ngi lay ziar del nañ la ziar di ziar sa sponsor bi waaw di remercier sa invité bi jërëjëf ndax bari na loo xam bu leen dalee ci yu mel nii waaw yow xam nga ne indi leen fi du yomb dëgg la waaw kon bu fi ñëwee mu jël courage am à 2 mains ñun auditeurs dañ koy remercier man Alaaji Xaaye Gueye laa tudd dëkk Thiaroye-sur-Mer nekk fa conseil municipal dama am ay questions yu ma doon laaj directeur mooy ban secret la am ba nga xamante ni saa yu mbënd masaana am Philippe Senghor moom bokk ci victime yi ren dégguma ko ci waxuma amul de dégguma ko ci ak ban secret la am ba nga xamante ni technopole bi ñu fi defee statu làmb ji waaw daaw rek ñëpp di yuuxu te ren dégguma leen ci waxuma amul mais dama ne dégguma leen ci ban secret la am tamit mbënd mi doon am diggante Daaru Salaam ak Dalifort ba ni mu daan mel fii côté fi maire bi dëkk muy Idrissa Diallo xam nga ko waaw muy cité yu bees yooyu diggante Daral ak Dalifort waaw ba ren dégguma leen ci coow li ak fi ñuy wax Hacienda jaar Maris no Hacienda foofu noonu rox ak diggante Hacienda ak fi mu daal jàqaloo cité Bellevue ban secret la am boobu loolu bokkuñ ci beneen question bi ma koy laaj mooy ñun dañoo dëkk Thiaroye-sur-Mer nekk conseil municipal te BD am bi dafa laal ñetti commune muy Hann Bel-Air Thiaroye-sur-Mer Mbao ma gis ni au niveau de Thiaroye-sur-Mer am na kër yoo xamante ne fay nañ leen seeni xaalis du daaw jéeg ay at la yàgg na te gis naa ñoo xamante ni man maa ngi gis mel ni dañuy dellu si waataat te BD am mi ngi jaar ci raay bi ma déggal ñu ni diggante raay bi ak diggante ñaari raay yi côté bu ne Saint-Défer am na fa 15 mètres yoo xam titre foncier la état bi ci yërmande mu dikk fay ay nit ñoo xam ne dañu digg ba sës ci raay bi ma gis ñu mel luy dellu si waataat est-ce que bu affaire bi gënee continuer est-ce que ñoom duñu am problème beneen bet bi may sama question may daaneele mooy commune Thiaroye-sur-Mer dañ faa dëkk ma xam man la fa ONAS def maire bi nag am na lu mu wax ni moo ko fa liggéey bu ma nee leeral la mu fa liggéey moom ba tax ñun amuñu victime parce que gis naa tamit mu jële benn canal bu jóge ci arrêt jak saaw bi xam nga ko yow bënn dem géej
kër yi ma fa restructuré bi dama koy laaj ndax ba mu ko restructuré yomb na wala yombul parce que pour ñu defar Thiaroye-sur-Mer il faut ñu restructurer. waaw parce que am na kër yu mu fa toj àndale ko fa jaar dafa teew mu jàll. bu nu mënee leeral nag li nga xam def na ko biir Thiaroye. ñu mën koo xam ba tax ñun parce que yow xam nga ne armée yi ak affaire yi moo daan nekk plaque tournante bi. problème yooyu dëgg la waaw ñu leeral ñu wax xam ko. kon almeri ren amagul kii daal. déet bëree ndam daan mel ne mënatu waaw ma d'accord waaw foofu léegi nag foofu laa doon laaj ci gàtt sama kàddu ndax mi ngi jàggu jërëjëf waa kay ñu may tontu tax ci tey 11h la ñuy pare émission moo tax dafa am yeneen émission bu am acca bismillah. waaw ma tontu xayaa ci li gën a gaaw nan la ñu def caaro yi daaw lañ ci liggéey caareelu armeer yi daaw lañ ci liggéey ba jafe-jafe amu fa Philippe Maguilène Senghor la lañ ci liggéey aussi Dalifort la lañ ko liggéey mais loolu yëpp mooy tontu plan décennal de lutte contre l'inondation moo tax defe naa jafe-jafe yooyu amul foofu caaro yi dëgg la commencé nañu restructuration mais caaro yi dañu restructurer Hann restructurer Mbao tëb caaro yi loolu Union européenne moo ko def mais justement parce que gars yi ñoo ngi commencé léegi dama interpeller ci question boobu pourquoi xanaa bokkul ci programme Baie de Hann bi non caaro yi ci programme Baie de Hann la bokk mais restructuration bi Union européenne ñu ngi ci maire bi bind na ma mu ngi may dégg defe naa ñu ngi ci ànd man ak moom ñu ngi jàpp seen nag la ñuy wax Union européenne que mënuñu restructurer Hann restructurer Mbao tëb caaro yi te bu ci yàlla àndee defe naa nañ ci génn bu baax a baax loolu moom defe naa dafa nekk lu leer ñu wax na dëgg Baie de Hann fay na nit ñi yu bëri projet bi 2000 la woon 2000 ça fait 20 ans maintenant mais yàlla sottil na ko yàlla sottil na ko ren le 24 septembre la ñuy lancé officiellement travaux yi ñi nga xamee ne fay nañ leen ma profité ci antenne bi wax leen ne jël nañ seen xaalis bu ñu ñëwaat di toog parce que mën na indi gàllankoor maa ngi remercier Sow ci xalaatam bu rafet bi mu am ci planification bi dëgg la nit booy planifier da nga naan dama bëgg jóge fii dem fële mais day am moment boo xam ne da ngay taxaw saytu ndax li ma doon def mi ngi am foofu wala demul foofu nga corriger maa ngi koy remercier ci xalaatam bu rafet mais loolu évaluation fan la ñu toll bés bu nekk lañ koy def maa ngi koy remercier quand même ci xalaatam bu rafet. Très bien c'est un grand cadre politique moom cadre la en même temps et c'est un homme politique moo tax mu intervenir ñu jëlaat ñi ci ligne bi tuuti ndaxte nag tey daanaka émission bi ñu jox askan wi ndax ci waxtu 1h20 minutes moo ñu dese asalaamaaleykum. allo waaw ku baax na nga def. allo ñoo ngi lay dégg. waaw ñu ngi leen di ziare. ngeen leen di ziare waaw kay kooku. waaw di ziare aussi sa invité. allo. waaw ñoo ngi lay dégg ku baax waaw. waaw donc man damay yëngatu ci liggéey bi. donc dëkk aussi ci banlieue bi. waay. donc. yàlla defoon may contrôler ay travaux assainissement ci banlieue bi. man maa ngi dëkk fii Pikine ak Guédiawaye depuis 50 ans. oui. donc fekke naa fi lu bëri xam naa ni mu daan mel bu jëkk ba ak yooyu. damay dégg benn question buy revenir toujours nit ñi naan woy 750 milliards fan la dem fan la dugg. ma bëgg rek sama contribution wax ne nit ñi ñu xam ne travaux assainissement dafa cher. du question tuyaux yi ñuy gis ni rek. ne loolu mooy liggéey wala béton bi ñuy def. avant loolu dafay am ay planification. DG bi wax. y a des études. fi may accès sama kii rek pour bañ a jël temps bi. dama leen di jox benn exemple bu ndaw. bi ñuy defar rue tali bu bees prolongé yow xam nga ko bu baax. waaw. toogoon na ay ati at tali boobu kenn pratiqué wu ko ndax ndox mu taa. eaux usées yi. plus de 8 ans yoo xam ne oto du fa jaar. bi ñuy def assainissement bi donc au niveau de Médina Gounass. ñu war a jaar ci benn koñ boo xam ne largeur am 3 mètres la te foofu rek lañ mënoon jaarale canal boo xam ne largeur am 2 mètres la. xam nga loolu day difficile. dëgg la. donc dañu obligé ñu toj ci kër yi côté gauche ak côté droit. mais toj boobu doo ñëw rek toj ko il a fallu ñuy envoyé ay sociologue ñooñu ñooy njëkk a waxtaan ak waa gox bi. waxtaan ak chef de quartier. ñu ñëw ba nit ñi nangu ñu toj seen kër. ñooñu da nga leen di fay. c'est des sociologues bi ñuy liggéey. nga ñëw toj kii nga toj pantreem kii nga toj ëttam ainsi de suite donc luñ ci toj après dañ koy tabaxaat. waaw ci tënk toj bi c'était pour ñu am emprise de travail. mën a jàllale engins yi parce que liggéey boobu duñ ko def ak loxo ay engins ñoo koy def. donc pour engins yi mën a jaar il faut kenn ku nekk may ñu toj 1,50 m ci këram. bu ñu ko tojee après dañ koy tabaxaat. loolu aussi da nga koy fay.
très bien mais foog nga tënk tuuti parce que tey waxtu yu bëriwul 11h la ñuy pare. non Moussa may ma rek tuuti parce que xam nga question boobu day ñëw toujours nit ñi dañ naan toujours xaalis bi fan la jaar. waaw bëgg leen wan ne. xaalis bi du question béton bi rek ak tuyau yi rek. dafa am yeneen yu ko jiitu. muy études yi muy yu mel noonu. léegi boo ñëwee. balaa ngay dugg ci kër da nga fa fekkoon réseau SONES. da nga leen di dagg ba liggéey ba pare SONES ñëwaat defaraat ko loolu da nga koy fay. courant bi aussi ñi nga daggoon seen électricité. d'accord léeg-léeg mu nekk quartier yoo xam ne boo laalee benn mur lépp daanoondoo. waaw c'est vrai que y a des coûts am na yoo xam ni waa jël nañ ko en compte mais concrètement la nga bëgg a génne foofu si tënk en 30 secondes. waaw li ma bëgg a génne mooy ne nit ñi xam ne assainissement dafa cher. waaw. tuyaux yi déjà c'est des tuyaux en fonte. ça coûte très cher dafa cher ñun amaguñu industrie sidérurgique. ouais donc dañuy obligé importer ko. très bien jërëjëf donc ñu xam ne bu ñuy wax. 75 milliards par an. ci assainissement man je dirais que sax tuuti na. jërëjëf sëñ bi ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ñuy jégalu nag parce que c'est vrai que bu ñu mënoon dem bu midi sax dinañ mën a may nit ñi ñu développer mais tey nag 11h la ñuy pare il faut que très rapidement salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku. waaw Trondo maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Trondo. di ñaanal d'abord sa sponsor waaw. yàlla yokk chiffre d'affaires am. amiin. remercier directeur te di ko nuyuwaale de passage. te di ko wax ni ko maa ko doon wax ni ko nañu jéem a jël eau pluviale yi. waaw di ko transformer di ko jox gars yi ñu koy utiliser waat. mais man da nga koy yërëm. ba xamal tax. du tax il est l'agneau du sacrifice. déedéet waay. parce que boo ko déggee mu wax da ngay xam ne technique dëgg lay wax. mais amul benn mesure d'accompagnement bu koy dimbali mu àggale liggéey bi nga xam ne moom la bëgg a def parce que dañuy wax rek te yàlla tax Moussa. dafa wax lu am solo mu ne assainissement boo bëggee nekk politicien doo ci liggéey parce que du liggéey buy feeñ. muy dëgg gu wér te kenn mënu ko dindi. looloo si nekk. bu ñuy invité ay nit ci plateau télé yi xam ne la ñuy invité politique yi ñu ñuy tànqal ak wax ju bari naan ñu nangam sangam te loolu ñuy wax yëpp kenn xamul lu ñu ciy wax. très bien. di invité ñu mel nii moom mooy tax askan wi xam li xew. beneen aspect man fenn laa d'accordul ak moom. mooy fi mu naan ñan ñoo fi nekkoon. bu ñu falee nguur gu bees. pour mu rectifier li fi amoon la. te ñu bañ a yolomal. Moussa. gis nga Sénégal li tax du dem. mooy bu ñu ñëwee war a changer xam nga lan la ñuy xool. ñi nga xam ni fa la wax ci bare. bàyyi leen ko ñi nga xam ni ñoom ñoo fi ne pour defar. ñu fàtte leen ba duñu liggéey. Moussa jëlal benn aspect jëlal buntu Pikine ñaata année mu ngi taa. mais est-ce que dañuy toog rek chaque fois bu tawee rek ñu camion manque après mu tawaat mu feetaat ban solution lañ ci mën a apporter. très bien. tali bi yàqu na. may ma terminer ci ñaari aspect yu ndaw rek. waaw très rapidement nga jëlaat foofu. gars yi ñu ngi sampaat seen ay cantine te dégagé woon nañ leen. problème la. kon moom directeur dañ koy wax ni ko actuellement nii métti na trop. mais nag canalisation yu ngande kese moo leen ci génne. très bien xam nañ ni métti na trop. te aussi ñu bàyyi ñeneen ñu participer. jërëjëf bëggoon wax xëy na. waaw jërëjëf parce que tey moom waaw tey bi temps bi moo xaw a xat tuuti ndaxte nag émission bi dañ ko xaaj léegi pour benn temps ñu permettre waaw beneen émission buy am léegi après à 11h salaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi neen def. sant yàlla. alhamdulilah. très bien. dama bëggoon a participer ci émission bi. waaw yaa ngi ci biir tur bi ak fu ñu woowee. Ibrahima Diop maa ngi dëkk ci Ouest Foire. bisimilah sëñ Diop. maa ngi remercier jotaay bi di rafetlu waxtaan bi lool. maanaam fi may wax ak yéen nii maanaam fi ma dëkk ci ay at ci ginnaaw amoon na problème. mais jamono ji ñu toll nii fi may wax ak yéen nii at yi yëpp dana taw ba sebet te duñu am problème. ak taw bi nii. waaw parce que bu fekkee damay wax dëgg rek yàlla tax. fii daanoon naa fay man sama jëm bopp parce que dañ daan cotiser ku nekk génne la nga yor ak bonne volonté yi ñu jàppale ñu dama bëgg a tudd ay tour ñu daan jàppale ñu daan fay camion yooyu dépense foos yooyu ñoo daal ñoo dañuy génne ndox yi fii daan nañ fay ay valeur 2 millions ci par camion ndax dañuy yendoo di ŋàcc ñu bàyyi suñuy doom ñi fanaan di xoole ba bër sët di ñu marquel oto yi rotation yi ñuy def loolu ñu ngi ko ci gërëm lool di pampate nag ñu jàppale ñi ci mooy wàllu seen ébu kubéer yooyu ñun dañuy gis ay kubéer yi nga xamante ni keroog ñu ñoo doon atte ñi nga xamante ni looloo gën a tax ma woote
ñoom ñi nga xamante ni seen kubéer yi fi ñuy ne au lieu que ñu bàyyi ko mu libre dangay gis ab may nga ñëw tabax fa di fa jaay may nga oto ñëw bëgg a débouché te koñ bi yëpp ñu ne oto bi du débouché du dugal seen racole yooyu foofu pour débouché secteur bi yëpp am problème ndax loolu jaadu na loolu bëgg nañ ngeen jóg ci ñun loolu mooy suñu problème fu mu toll nii ndax da ngay gis kubéer yi nga xamante ni day ñëw tabax ci kam ñu war a ñëw def intervention duñu nangu kenn toj wala kenn dugg ci foofu ñu ne boo laajee ñu ne kubéer amu fi te fekk kubéer a nga fa ndax loolu yoon la. jërëjëf ku baax ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ñu gàttal en 1 minute 30 ñu mën a may nit ñi ku nekk rek bu nekkee 2 minutes parce que émission bi dañoo wàññi waxtu moo ci lu ñu ci dese bëritul salaamaaleykum allo. waaw ku baax na nga def. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar. maa ngi lay delloo ziar. allo. oui waaw. waaw ku baax na nga def. Fuba maa ngi yegg ci émission bi. waaw ayca bisimilah waaw. waaw man maa ngi tudd Mamadou Ndiour. fooy wootee. maa ngi woote fii Dakar man la secrétaire général association des acteurs de l' assainissement du Sénégal. ah d' accord oui. waaw di rafetlu waxtaan bi vraiment waxtaan bu technique la. parce que defe naa ne waxtaan yu mel nii lañ war a indi ci Sénégal parce que je crois que ñiy wax ci assainissement yëpp. dañuy wax mais duñu xam. il faut que ñu bàyyi acteurs yi ñuy wax. waaw dama xaw a yàgg mooy seen taxawaay lan mooy seen taxawaay yéen xam naa dina day dem. waaw très waaye daal li may bëgg a wax mooy ñu ngi remercier bu baax Lansina Gagny Sakho ci liggéey bu rafet bi muy def ci assainissement nañu renforcer ONAS parce que ONAS buñ fàtte ni c'est une société certifiée ISO donc certifié ISO mooy que lépp lu muy def da koy jaarale ci yoon. renforcer mooy lan ñoom dañoo amul la politique. seen moyen de leur politique wala renforcement institutionnel. d'accord dinañ ko laaj way. waaw il faut un renforcement institutionnel. boo xamante ni da koy permettre mu gën a am doole pour mën a liggéey. très largement ci assainissement bi. mënoo am ONAS ba pare nga créer une direction des inondations boo xam ni curage ak pompage rek lay def. alors que ONAS mi ngi fi di ko def d'une autre manière boo xamante ni moo gën a technique gën a parce que. ñu jël keneen ci ligne bi bu nekk am na kenn ku nekk ci ligne bi allo. allo waaw ku baax na nga def waaw. wàññil ma rajo bi tuuti waay. Thiam na nga def. sant yàlla bu baax. sant Père Birahim. waaw Père Birahim bisimilah. Père Birahim na nga def. ñoo ngi lay sant bu baax. baa yaa ngi si jàmm. tarik alhamdulilah. man maa ngi lay déglu faible. ah. mais yaa ngi may dégg bu baax. waaw ñu ngi lay dégg bu baax bisimilah. waaw maa ngi lay ziar di nuyu di kontaan sa émission lool nag. jërëjëf. chaque samedi maa ngi lay déglu bu baax a baax wax dëgg yàlla. jërëjëf émission bi am njëriñ lool di nuyu nag Mamadou Dieng sama xarit sama soppe. jërëjëf waaw. bu Arc-en-Ciel. jërëjëf nit ku baax wax dëgg yàlla xam nga dina kii wax lu baax ci yow toujours ak di la xaatal baax kooku sa nit la. jërëjëf. maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp nag waa Sud FM. jërëjëf bàyyiwuma ak soppe yi ñëpp. waaw ma ne. waaw bisimilah. damay ñëw tuuti ci mën a xam nga man li ma ci wax gis nga man maa ngi dëkk diggante Buun ak Banqaas. moom la ñuy wax Kër Masar. waaw Buun ak Banqaas foofu ñuy wax unité 3 sama tool maam la maam Latt Ndiaye jama Badiane mi jur sama baay moom moomoon foofu. waaw ñu di ko am tëng. waaw mën naa li ma tool yooyu yëpp ni mu tudd mais mbay moo amatul Cap-Vert mbay moo fi amatul temps allo. waaw ñu ngi lay dégg waa. gis nga temps bi nga xamee ne bii mbay mi ñu maanaam Cap-Vert mbay la ñuy dundee. lébu yi ñii di dem ci géej gi ñii di dem ci tool yi. booba temps bu tawee ba tooy dañuy kontaan ndax tey doo ngacc ba bëgg a dee doo gas ba bëgg a dee pour am ndox. léegi nag ndox moomu nag foofu nag yàlla def na léegi àddina avancé ba def nañ ko ay kër. loolu mooy problème bi. loolu moo def fa ñu def ay kër nag léegi ndox moomu moo dellu si waat. mais ñi def kër yi. waaw te waroon leen jox ñooñu normalement dañ leen waroon joxaale tamit assainissement. ma ne. waaw maanaam ñi leen jox kër yooyu. waaw te ñoom loolu la ñuy jooy waa ñooñu nekk foofu nee nañ daal bool dañ leen a jaay kër yi te assainissement bokk ca ñu fay ci seen xaalis te dafa luñ leen ko. très bien ça loolu nag mooy drame bi nag. waaw loolu mooy drame bi parce que gis nga jaw tubaab yi. bala ñuy dox kenn kër fa dañ la prévoiral ndox. prévoir la fooy jaar maanaam yoon prévoiral la lépp doo laa jox kër. ñun nag xoolal dañ koy daggum libu rek. waaw gis nga maanaam kër yu gën a maanaam fi demal Ouest Foire fii. kër yu valeureux fa nekk. mais kër yooyu ku daanaka ay dagg koñ oto ñaari oto mënu ñoo jaar ci benn mbedd. demal Ngor demal Kër Masar demal dëkk yooyu da ngay jaar ci benn kër ba génn géej. loolu lépp dañ ko war a prévoir gis nga ko addi ab dëkk buy avancé day avancé ci. ci maanaam ci yoon ya
cali ya ci boo demee États-Unis da ngay gis sax xool dañu prévoir sax bu lakk amee fu war nit war a jaar. ndox yëpp dañ ko prévoir. mais ñun prévoir ñu dara. ku nekk yaa ngi wut morceau boo jaay pour am foo dëkk. am xaalis. waaw loolu de moom war nañu ko morceau boo jaay pour am mais loolu la nguur gi ko war da ngay gis as morceau kër yoo xam ne boo fa duggee da nga naan kii lu ko nit mën a dugg yow. nguur gi moo saytul mbir mi wala lu mu demee noonu. waaw. allo. waaw ma ne nguur gi moo waroon saytu loolu wala ñi nga xam ni nguur gi nag ñoo waroon a bàyyi loolu xel waaye nguur gi. xam nga lenn da ngay gis fi kuy tabax boo xam ne jaaru ci yoon. mais kenn du ko wax xam nga kañ lañ ci wax dara. bu amee drame rek. jërëjëf maanaam bu problème amee rek ci la yu woon yoon amul woon autorisation nangam yooyu moo dul yoon. jërëjëf loolu dañu war di bàyyi xel ci lépp lu waa ji ne cocc. jërëjëf balaa commencé dem fenn ci am. jërëjëf nañ ko commencé taxawal lu def ko loolu moo indi lii lépp. jërëjëf Père Birahim maa ngi lay sant di la gërëm nag di kontaan ci yow lool. jërëjëf Père Birahim émission bi neex na di waaye si defee maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay jërëjëf voilà kon naa ñu jël ñaar boo ñett parce que nag tey moom 11h la ñuy pare émission bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. maa ngi sant bu baax. tur bi ak fu ñu woowee. maa ngi tudd Mouhamed Lo ñu gën Mouhamed Gora Grand Moussa ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bisimilah. di rafetlu émission bu baax. jërëjëf. di remercier aussi directeur parce que da lu bëri tamit moom tamit. waaye yow léegi laaj nga benn laaj léegi wax ñu jaay fi ñu warul leen fi ñu leen jaay ba par exemple assainissement comme Parcelles Assainies bu Kër Massar. ñooñu moom dañu leen a tooñ. Parcelles Assainies la ñuy wax parcelle lañu leen jaay amul assainissement. loolu moom on a vu lu bëri. léegi fii nii la ñuy wax ñun côté bi ñu dëkkee nii. waaw parce que sànq am na ko wax ni côté kii arène nationale bi dañ doon jooy problème inondation ren gi déggul ñu leen. mbaa amu leen problème. am na tuuti parce que yow kër gi def sa kër papa yow. waaw kër Cheikh Pouy fi may wax ak yow nii moto pompe lañ fa monté boo xam ne day manque ndox mi ñu koy yóbbu ci biir lag. xëy na wàññiku na def na am na lu ñu fa def mais bi ñuy def tuyau yi ñu fa def diamètre yi dafa ndaw. diamètre yi ñoo ndaw. dafa ndaw. loolu bu fekkente ne am na ndox parce que ndox bi mi wal di ñëw yëpp bi jógee ci kaw fële jumaa ja ridis yëpp bu walee foofu lay déversé wu naka jekk doon moo sa am. avant nit ñi di fa dëkk suñu tool la woon bu ñëwee danaan daanal garab yëpp. waaw naka jekk loolu moo mës a am foofu mooy nekk ni yoonu ndox mi. léegi suñu ñëwee di defar dara dañ see war a associer population bi. oui li leen population bi di wax dañu koy jël en compte. kon dañoo ñëw defar sans consulter leen. sans dégluwuñu nit ñi. loolu mu ngi nii chaque jour bu amaatee tamit ndox mi bu ñëwaatee tamit day am kër yoo xam ne day inondé ba léegi am na kër yoo xam am na ndox. d'accord tool yi moo bëriwul rek mais am na ndox. boo demee cité Icotaf dëgg la amul woon assainissement def nañ ko fi daaw ak ren mais diamètre yi aussi dafa ndaw. ñun loolu la ñuy wax c'est vrai que ñoom li ñuy def ñu ngi def. baax na mais dañ siy laaj population yi parce que ñun ñoo fi dëkkoon avant. boo ñëwee côté cimetière yi fii dindi nañ ci woy remplacé ko. mais teewul ba léegi ndox mi day mu ngi ball. ci wo orange yi boo ñëwee si ginnaaw cimetière yi fi may wax ak nii gis cimetière dañ fi mel moto pompe mag boo xam ne sapeur pompier moo ko fi indi xam waa orange ñoo ko fi indi mi ngi yii di ñu koy sottiwaat ci réseau mais tey ji fi may wax ak yow nii côté bi ñu bàyyi tamit ñi nga xam ne ñu ñaa ngi koy dëkk kenn du agir buñ ko bàyyee tam parce que fii zone non aedificandi la kenn wër fi dëkk dafa am ay décret ak ay loi yoo xamante ni moo jiitu avant ñoo samp Pikine tubaab bi ñëwee samp indi fi nit ñi dañoo wax ne fii bu ko kenn dëkkee bu ko kenn laal nit ñi dëkkee ko bu ñu ko dëkkee tamit ndox mi day ñëwaat parce que bërëbu mais la nga gis nii wala la ñu war a def foofu réellement la ngay koy interpeller moom mi toog fii. monsieur le directeur mun na seede li may wax ñun bind nañu ONAS ay yoon am na seen benn kii xaw ma contrôleur xaw ma lan bu sant Ndiaye moo fiy ñëw. am na ñoo xam ne si kaw tiwu ONAS bi lañ tabax. parce que tiwu ONAS bi ñu koy defar am na si xam ne si biir tool yi lañ ko jaarale. parce que tiwu ONAS bu Pikine assainissement bu Pikine bi ñu koy defar si suñu kanam la yëpp lu ñu fekkee la. biir école Ilimane Ndiaye boobu bi ñu koy defar tiwu ONAS bi yëpp lu ñu fekkee la du lu ñuy nettali. tey jii bu ñu dindee loolu borom tool yi ñëw jaay ko ñoo xamante ne bi ñu koy jaay nit ki xamul lan moo nekk ci suuf si biir suuf mu ñëw tabax si kaw réseau ONAS bi loolu problème la indi jërëjëf sëñ bi waaw ñu ngi lay gën a sant Pikine jërëjëf ñu mën a jël keneen ci ligne bi ndaxte nag 10 minutes moo ñu desee xaaral ñu jël ñaar ñu jox ko juróomi si ñu def ñu tënk salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw man maa dellu si waatoon man la Mamadou Ndiour. ñu ngi jégalu nag mënuñu may leen nga dugaat dañ koy tere ci émission bi salaamaaleykum ñoo ngi jégalu. salaamaaleykum alhamdulilah. waaw ku baax na nga def. ñu ngi fi alhamdulilah. tur bi ak fu ñu woowee rapidement waaw. Amar la fii ci Dakar sëñ Amar bisimilah waaw. yaa xam ne boo xam naa yaa ngi. ñoo ngi jégalu man dama koy laaj benn laaj Amar man dama ko mos a dégg ci benn émission mu ni fosse septique yi waruñu ko bàyyi dañoo war a continuer di defar fosse septique yi. ma di ko laaj loolu techniquement la ko waxe wala dañuy jaaxle nii rek bëgg a def benn kii. waaw sab yëngal. waaw fosse septique bon ñaareel bi.
damay dégg bu ñuy wax naan nit ñi dañuy tabax fu ñu war a tabax dañuy war a bu ñuy tabax nu ñuy xool ci ñuy tabax. man ñiy joxe promoteurs yi jaay suuf yi nit ñi dëkk fa dañ leen jaay assainissement yëpp. loolu koy état moo war a convaincre ñooñu lijjanti ko. ah. état la bokk. mais bu ñu jaaxlee rek di buub di xëpp ci askan bi loolu moom du askan bi. parce que état man sax su ma joxee convocation yi ma wër convoquer ko promoteur bu fi mas a jaay suuf. mu wax ak moom. vraiment ñooñu la ñu war a wax. très bien te encaissé nañu xaalis bi dem seen yoon. nit ñi amuñu doole yóbbu leen fenn wala koo ci yóbbu fenn du mujj fenn. waaw mais xaalis boobu est-ce que du ñu laaj waa ONAS est-ce que ñooñu waa SNHLM joxu ko waa ONAS. mais lu si mën di xew xam nga ñun lott nañu pour xam ko wala ñu liggéey. waaw moom moo ngi nii bàyyi mu xool su nekk mën na ci di leeral parce que dafa encaissé waa dégg naa waa Parcelles Assainies yi nee nañu fay nañu 500 et quelques mille pour assainissement xaalis boobu la ñu bëgg a laaj rek bu nekkee waa SNHLM reversé nañ ko waa ONAS pour loolu am déet. lu jaaxal ñëpp la. mais c'est comme promoteur privé yi la ñu bàyyi. ñu di ko def waxuma la nag seen ñu jox ko mu tontu si loolu salaamaaleykum jërëjëf sëñ Amar xam nga tey moom nag émission bi day gàtt quoi moo tax dafa gàtt 1h30 minutes rek la salaamaaleykum ayca bisimilah ñu may la nga tontu rapidement ci interpellation yi bu mujj nag foofu c'est important parce que nee nañu on a si seen i contrat dugal nañ ci 500 et quelques mille pour assainissement xaalis boobu SNHLM encaissé woon da leen ko versé defu leen liggéey bi wala yéen a ñoom ñoo waroon def liggéey bi à votre place. question bu délicate la bu dee waxtaan wax dëgg ci waaw li ma mën a wax mooy ñun ñëpp nguur la ñuy liggéeyal mooy nguuru Sénégal. li ma mën a dolli tamit mooy que war nañu gën a waxtaan structure état yi lu ma gën a loon daal mooy ma bañ ci tontu. ci tontu ci waaye tamit gars yi dañ ko li teew kay. waaw jotuma xaalis ma wax loolu. voilà très bien. beneen bi mooy Birahim dégg nga arène nationale dama wax dañu war a xool ne ren taw bi dafa ëpp dayoo. mënuñu wax nag dañu def émission bi te nit ñi dégluwuñ ñi parce que arène nationale bi ñu koy def benn délégation nit mooy ñëw seet si ñu ñëw waxtaan ak ñoom man ci sa bopp ma dem fa ñu seet naka lañ koy mën a fajee defe naa taw bi moo bëri tey. xëy na loolu am donc ñun lépp lu ñuy def. dañ ciy boole population yi bi Père Birahim wax na lu am solo. mooy li tubaab di wax imperméabilisation des sols. ndox fu mu doon aw. ñu fàtt ko rek foog inondation am. defe naa daal ñeenti ci tontu yooyu laa bëgg mais Kër Massar ñu leen di massawu encore wax leen ne bu ci yàlla àndee jot nañu instruction yu leer pour ñu commencer taxaw ci liggéey bi te nañ ci jóg. du nawet bi dafay arrêté rek ñu commencer defe naa bu nawet bi arrêté dañuy continuer liggéey bi. pour que jafe-jafe yi jóge fi projet bi tamit defe naa dinañu enclencher phase 2 bi loolu nag mënul sotti ci benn at foog mu dem peut-être ñaari at foog mu dem peut-être ñetti at mais defe naa commencer rek moo nekk loo xam ne moo ëpp solo. alors waaw d'accord am na ñu bëri ñoo nga xam ne daanaka ñoom dañuy jaar si soir di laaj nee nañu daaw problème yi Kër Massar la woon ren encore le plan Orsec à Kër Massar. quand est-ce que nag lay affaire bi di jeex parce que keroog dégg na ku nekk foofu benn délégué yuuxu devant le ministre ne ko daaw lancé nga fi plan Orsec ren ñëwaat nga fi déwén est-ce que di ngeen ñu dimbali ba dootu am vous pouvez rassurer ñi nga xam ne ñoo di askan bi ci côté boobu. du déwén dañuy def tey commencé nañu def wax naa la ko sànq. compte bi ñu def 2 fois 800. 2 fois 400 muy 800 muy dem rivière de muy dem Mbao. nawet bi septembre lay commencé. suñu bëgg-bëgg damay wax rek aussi da ngay wax sa bëgg-bëgg suba ñu bañ la tuumaal. mooy nawet bi bu jeexee à partir du mois de septembre octobre ñu continuer liggéey bi. dañu continuer liggéey bi mais loolu du tekki ne année prochaine jafe-jafe yoo amul kenn ku la mën a wax ne. inondation du am mais li am solo mooy bu ñu génnee ci lii nawet bi liggéey bi ñun dañ koy continuer. seet naka la ñuy def pour ñu commencer année prochaine mu gën a yomb xëy na et puis bu ci kanamee jafe-jafe yi jóge fi mais kenn mënu la wax ne sama dëkk du am inondation. mais kenn mënu la ko wax. mais justement am na ku doon wax léegi ñu renforcement institutionnel bi est-ce que maanaam ONAS dafa naal loo xam ni mënu koo régler dafa ñàkk moyen am déet. man duma ko waxee noonu. am na ñaari pàcc yoo xamee ne foog ñu gën ci liggéey ñun mooy gën a waxtaan ñi agir dessus xam nga ren am na réforme hydraulique urbaine dama ci sore. président Macky Sall joxe na directive yu claire pour ñu yokk jumtukaayu ONAS te loolu defe naa bu amee. dina gën a mën a yombal liggéey bi.
kon nag xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ndaxte nag émission bi fi lay yem tey mbokk yi di leen bu leen quitté bu ci kanamee si di ngeen ànd ak Issa si beneen émission bu ñu leen jagleel incha allah ak waa OMVS kon nag suñu mënoon tënk ci très rapidement en 1 minute lan ngeen di rassurer askan bi ci problème jamono ji ñu toll si wàllu pompage est-ce que station yi dinañu gën a baax lépp dinañ gën a mën a yem pour mën a maanaam seen liggéey mën a nit ñi askan bi mën a dund dans de très bonnes conditions. waaw rassurer nit ñi commencé massawu. rassurer nit ñi wan ne ONAS dinañu gën a taxaw pour jafe-jafe yi mën a am rassurer nit ñi que président de la République jox na instruction pour que fépp fu nga xamee ne amul ouvrage ONAS ñu def ko fa te defe naa loolu dina faj lu bëri. rassurer nit ñi defe naa aussi wax nga ko lu am solo mooy station de pompage yi am na leneen nag mooy askan wi ñu jox ñu dimbale ñu ci jàppale ñu ci lu bëri defe naa ni ñëpp dégg nañu sànq ñuy wax dañuy tabax ci kaw station dañuy tabax ci kaw réseau ONAS loolu day indi jafe-jafe nañ ñu ci jàppale aussi ñu xoolal ñu couvercle yi bu ñu gisee kuy sotti mbalit ñu expliquer effet yi mu mën a am defe naa daal encore une fois maa ngi lay gërëm di la sant lii defe naa lu baax la dem plateau télé lu baax la mais defe naa wax ak askan wi directement lan mooy jafe-jafe yi fan la ñu jëm ak ëllëg fan la ñu bëgg réew mi nekk pour jafe-jafe yi wàññeeku fi defe naa loolu tam lu baax loolu moo taxoon ñu ñëw tey toog tey wax ak askan bi merci. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di sant Lansana Gagny Sakho bi nga xam ne nag tey moo fi teewoon di jégalu ci ñi nga xam ne nag bëggoon nañ dugg te jàppandiwul di leen dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo bu leen toxal déglu bi si kanam tuuti di ngeen ànd ak Adja Issa Niang ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM.